mbokk yi jërë ngeen jëf ci seen ànd ak TFM RFM l'Observateur ak site internet bi IGFM ñu am mbégte am waxtaan laaj ak tontu war a dox suñu digganteeg Idrissa Seck ñi ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay di profiter di nuyu mbokku téléspectateur u groupe GFM yëpp ak mbokku internautes yi ak lecteurs yi di nuyu waa Sénégal yëpp di leen sant bu baax a baax ci dalal bi ngeen ñu dalal. ancien premier ministre bu maître Abdoulaye Wade nekk jamono ji président parti Rewmi nekk président conseil départemental bu Thiès nekkoon nga candidat ci élection 2007 2012 tamit. mu yamook waxtaan wi juróom benn at Macky Sall def ko ci boppu réew mi bokk nga ci ñi ko jàppale woon deuxième tour ngir mu falu mu yamook jamono joo xam ni it askan wi am njàqare ci seeni doom yu ñuy sàcc ba di leen rey sax waaye it ci l'école bi muy ñiy jàngale muy ñiy jàng ñi ngi ci mbedd mi am na yeneen xew-xew yoo xam ne it ci wàllu koom ci wàllu diplomatie namm nañ ci waxtaan ma war ci ànd ak samay naataango Georges Déthié Diop mooy chef desk politique RFM waaye Pape Sambare Nduurit mi ngi nekk ci l'Observateur moom mooy chef desk actualité ak cahiers spéciaux yi moo koy defar Arona Fall moom mooy rédacteur en chef site IGFM laaj bu njëkk bi Idrissa Seck at bu njëkk bi fii ci Télé Futurs Médias ak GFM sax laay wax kaddu yi nga fi yékki woon te ñu jàpp ko ba léegi bañ la laajee bilan at bu njëkk bi da nga ni doxagul ci diggante bi juróom benn at dox naam doxul. jàpp naa ni doxul wante bala maa ñëw ci loolu ma yeesalaat sama njaal jëm ci askanu Sénégal ndax tiis yi nga tudd léegi yu metti la bu ñu boolee suñu doom yi ñuy jàpp di leen rey di leen faagaagal jàpp suñu doom yi nekk ci bitim réew di daan seen doole ñu di leen teg ay metit di leen rey di leen boom ak soldats yi nga xam ni def nañu accident hélicoptère bi bu yàggul ñooñu ñëpp maa ngi koy jàll waa Sénégal gépp ñi nekk fii ak ñi nekk bitim réew di leen massawu bu baax a baax xeeti coono yi nga lim yëpp bis bu ne ñu teg ci suñu bët maa ngi wër biir Sénégal fu ma fi dem ngeen jàmbat ma ko moo xam njàngum xale yi yàqu ndax enseignant yu ñu joxul seen àq ginnaaw ba ñu leen waxee ni lii ngeen di wax kat non seulement ay àq yu jaadu la wante yu ñu mën a def la ndax Macky dafa waxoon ni du ma signé lu dul lu ma man ñu ne ko kon seetal ba xam ni lii man nga ko nga soog a signé mu seet ba xam ni man na ko mu signé loola rek la ko enseignant yi di laaj danañu ci dellu si xëy na ci waxtaan wi mais loolu nekk tiis bu doy waar parce que njàng mu yàqu moom loolu day nërmeelal am réew day nërmeelal économie ndax économie bien bi ci ëpp doole ëpp ci importance mooy xam-xam ci dundug nit sax lépp lu ngeen di liggéey kàttan la ak xam-xam lu ci xam-xam gën a saf valeur ba di gën a rëy kër gi ay maçon ko tabax ak architecte bi ko dessiné moo ëpp xaalis maçon bi mooy jëfandikoo kàttan kële mooy jëfandikoo xam-xam sa micro yi ak seen ordinateur yi ñiy defar logiciel yi maanaam ñi ciy dugal xam-xam ñoo ëpp alal ñiy toog di dajale pièces yi di yendu ci usines yu tàng yi ca Chine ak yooyu donc xam-xam moom dañ ko war a vraiment fonkeel goo xam ni dafa war a jéggi dayoo féete lépp kaw yàlla sax bi mu ñu bëggee teral wax malaaka yi ñu sujjootal ñu justification ba mu leen jox daf ni waxal la ma aadamal asmaa kullaha xamal naa aadama lu jar loolu donc xam-xam dañ ko war a fonk te xam-xam ñi koy joxe mooy enseignants yi bu seen xol seddul wala joxuñu leen seen àq njàng mi du baax même boo amul woon abri provisoire nga am ay classes yi gën a rafet am tableau yi gën a rafet am ordinateur yi gën a rafet te amoo enseignant motivé doo am njàng mu baax kon wax nga ko bilan bi
dama leen a waxoon ni lii ma seen muy dem de doxugul ñu dox léegi juróom-benni at benn at des ci li ma bëgg a ñaan Macky Sall mooy at mi ko dese na ci jubbanti loolu rekk a fi xaj jubbanti ci dawal ci yërmande ci nit ñi dawal ci yërmande ci opposant yi def fi lu baax loo xam ni dana rafetal mandat bi moo fi xaj ak takki bagaasam ñaar yooyu rekk a fi xaj leneen xaju fi bu mu fi jéem dara. kon da nga foog àddina bi yëpp. da nga jàpp ni dara baaxul ci li mu def te narul am beneen non non du ma wax ni dara baaxul ci li mu def déedéet am na yu mu def yu baax mais dama wax ni globalement puisque boo dee def bilan da ngay wax li ëpp solo xam nga li ëpp solo ci bilan bi mooy lan mooy li sénégalais yi jàpp mooy président de la république kàddoom wérul lu mu la wax jaruta dóor sa doom loolu dafa garaaw njiitu réew mi kàddoom wérul wax na ni du ma def 7 ans 5 ans lay def deñ mu deñ wax na ni du ma jël décret nommé sama frère def na ko donc lu mu la wax rek mu deñ ñaareel bi justice nga xam ni moom ku jaaxle ci moom ngay dem ku ñu tooñ rek foofa nga yaakaar àtte même Macky Sall buñ ko tooñee amul droit yónni ay nit ñu fajal ko day dem porter la plainte offense au chef de l'État wala justice a koy fajal donc justice moomu mu nërmeel ko ba nit ñi jàpp ni justice mii kat moom da koy jëfandikoo pour xeexe ko ay adversaire am aare ko ay waa këram lu leen neex def dara du leen ci fekk keneen ku dul waa këram loo def ñu dal ci sa kaw ci dalin woo xam ni du méngoo ak yoon or loolu li ci doy waar mooy gis nga investisseurs yi ñuy wax nga xam ni bu ñu ñëwul emploi du bari bu ñuy dem cib dëkk ñaar ba ñetti question rek la ñuy poser seen bopp benn dañ naan ndax fee bu ma fa defee sama alal du tàkk ndax wóor na am na sécurité ndax bu ma fa dugalee sama alal ji yóbbu fa samay employé yóbbu fa samay njaboot xëy na ndax du tàkk ci sunu kaw ñu soog a dem ñaareel bi ndax bu ñu ma fa tooñee ñamay àtte jub nañu wala ñu ñuy neexal lañu ñu ñuy corrompre lañu wala pouvoir politique mën na leen a jox ndigal ñu def et cetera loolu mooy ñaareelu question bi gën a mag après loolu seulement la ñuy laaj naan lan mooy sama payback c'est-à-dire bu ma dugalee 100 francs kañ la 100 francs yi di ñibbisi ci sama poche ensuite lan mooy return on investment c'est-à-dire bu ma dugalee 100 francs ñaata gone la may jural est-ce que 10% la est-ce que 20 la est-ce que 15 après nag ñu comparer ci àddina bi ah fii moo gën a wóor moo gën a wér par exemple bu ñëwee ci sous-région ouest africaine dañ naan attention Côte d'Ivoire bon c'est vrai bari nañu ay koom et cetera mais seen xeex bi ak guerre ya fa amoon Mali terroriste yaa nga fa nangam Sénégal daal musta am coup d'état musuñu faa dégg xeex bu ñuy wax ñii daal vraiment ay niti jàmm lañu nañ leen dem foofu daal bakkane na loolu la ñuy wax donc démocratie loolu lay jariñ moo tax ñoom ñu teg fi seeni ambassadeur ñu ñuy xool teg fi seeni journaliste seeni service de renseignement ñu ñuy xool di nettali seen waa dëkk loo séq ak ñoom ci sa bureau defe ni duñ ko nettali dañ koy nettali te ñoom dañoo am ay ndaje yu ñuy daje di fa waxante ku ci nekk la mu séq ak buur sàngam boo fay dem ñu ne la kooku daal moytu ko moom vraiment c'est un corrompu lu mu la wax du dëgg lu mu def ci poosam rek ko intéressé waa réewam ñoruñu ko yéen a ngi dégg temps yëlee Trump loolu mu wax gars yi di kaas pays de bugguma tudd baat bi ndax tegginuwul kenn mënu cee yegg mais ay waxtaan laa ki rapport bu ñu ne Macky Sall pétrole bi waa réewam moom làqatu na service am tere ko mu bañ jox ko frère ba musuñu koo xamal gas pétrole
musuñu koo xamal usine journaliste la woon après mu dem ca ambassade ba lu yoonam ci pétrole mu ànd ak timis lii lañ ko xamal ñu jox leen suñu pétrole ñu jaay ko ay milliards ñoom xam nañu fa milliards ya jaar ak ku ca jëfandiku loolu day gàkkal deru Sénégal donc bilan bi doxagul woon laa wax léegi nag leer na ne doxul baykat yi xam nañ ko ñoo ngi jal seen gerte tiim ko mënuñu koo jaay amuñu usine yu ko nal xale yi di ca liggéey ñuy yaakaar chinois yu ñëw chinois yi ne ñun ñëwuñu donc ñooñu sonn nañu góor gii nga xam ni am na plus de 60 ans Ablaye Wade diggoon ko plan Sésame léegi bu demee hôpital dañ naan gu góor gi yow kat c'est gratuit wante ñii dañ fee bari bor boo demee CMU yow kat ki la fi yebal daa bari bor mënuñu laa faj ndax ñun bu ñu continuer di la faj te ñi tax ñu lay faj fayuñu ñu dootuñu am lu ñu fonctionner dañuy dee dañuy daanu mutuelle de santé yi loolu la ñu ma wax du samay waxi waa Sénégal lay jottali puisque dañ ne ma yow daal seetlu nañu ne yow moom boo àddoo rek république bépp yëngu ñëpp di tëb di tontu kon nag boo ñu waxalee danañ la dégg premier ministre dana ci àddu premier ministre lan la wax sànq ci seen rajo bi daf ni d'accord na pour ñu def commission parlementaire gëstu pétrole bi loolu la leen wax. loolu la wax moo tax ma ni Déthié Fall dès lundi na nga consulter ci guddi gi les non inscrits ak waa opposition beeg PDS mais yow dès lundi na nga déposer commission parlementaire boobu ba xam wér na am déet comme ça li ñu mënula leeral ci mbedd mi nga xam ni buñ ko defee ñu ŋàññuñu ne du ñu homme d'état commission booba bu taxawee ñu wax ko fa lu bari dana leer comme premier ministre engagé wu na ci nag bu mu fi nekk nag naan way Macky ba ma koy wax yëgaluma ko Macky d'accordul ak majorité bi d'accordul wax na ne nañ ko def comme ci misaal politique wax nañ ko lu bari ci première partie bi yaa ngi waxu pétrole loo xam ci accord yi am diggante Mauritanie ak Sénégal ndax gis nañ waaw li ma ci xam lépp mënuma koo wax puisque homme d'état day xam lu bari lu mu dul sañ a wax. mais am na lu ci askan wi war a xam waaw non askan wi lépp la war a xam. exactement constitution bi waaw mais man falagu leen ma ki ngeen fal ngeen koy laaj bu ngeen ma faloon man du ma def dara lu leen ump ci loolu puisque damay sàmmonte constitution bi lu bees li ci nekk Macky Sall la ko ci dugal moo ni léegi ressources naturelles yi peuple bee ko moom gestion bi dafa war a transparente c'est-à-dire waratuma cee def lu leen ump lii la constitution bi wax. yow ci say wax waa defal ndànk ma eggal ci lii mu wax puisque dafa am solo. c'est-à-dire que comme constitution bi moo wax loolu na sàmmonteeg loolu na def li constitution bi wax moom mooy gardien de la constitution mooy maa ngi def kat ci seen alal lii laa ci def lii laa signé lii laa nangu. dégg naa ci seen waxi premier ministre bi mu ne way à peu près 50-50 la mais luy 50-50 gaz bi xam nañu nu mu toll Macky Sall la ko gën a xam ba ko américains yi di étudier di war a defar pipeline bu jóge Kayar dem ba Espagne branché wu ji ci pipeline u européen yi Macky Sall ma nga woon Petrosen chef de division di gérer ressources yi lu ci xew xam na ko lu mu ci def moo ko tey xam na li ci xew lépp donc gaz bi dafa am Sénégal am Mauritanie ñaari ponkal yi ko séq BP ak Cosmos ñoom lii seen intérêt la ñuy sàmm ñoom seen intérêt mooy bu ñuy investir li ñuy investir bu mu bari na néew moo tax ñu ne du ñu gas ñaari teen du ñu gas Sénégal gas Mauritanie dañuy gas Mauritanie bu ñu gasee Mauritanie di pomper gazu Sénégal ndax gaz moom boo ko ubbilee yoon rek mu jaar ca
la ñuy pomper ñu ne bon pour commencer daal comme ñoom lu yomb rek ci ñoom la ñu bëgg bon d'accord leen rek yéen ñaari réew yi Aziz ak Macky waa signé leen fii rek wax leen ni ku nekk dina am 50 léegi bu ñu demee ba xam chiffres yi dëgg def compteur yi ñu équilibré waat def lu équitable c'est-à-dire li war a nekk yow ñoo séqoo ay tool sama tool am 20 hectares sa tool am 10 hectares nga ni ma nañ 50-50 loolu jub na dañoo war a xool yow 20 hectares nga am man 10 laa am bu xaalis bi génnee 20 ngay am ma am 10 loolooy njub mais ñële ñoom comme ay ponkal lañu te xam nañu ne ñi ñu ko séqal bon maanaam daal loolu laa ci mën a wax mais bu commission parlementaire bi taxawee. dina leer. waaw mais président Idrissa Seck yow dañ lay dégg nga wax ne yow doo wax loo xam ne documenté woo ko. amoo ci firnde. c'est ça mais tamit ni ñu lay déggee ci sa posture opposant mooy souvent da ngay junj rek. buñ la laajee nga ne man homme d'état la am na loo xam ne mënuma koo wax. c'est ça mais est-ce que jotul tey. yow li nga xam nga koy wax mu leer sénégalais yëpp. wala yow boo xamatee dara te junj rek nga ci mun. nga xool neneen noo ko defee parce que tamit sénégalais yi souvent ñoom dañuy bugg a xam exactement li ci xew te yow xam nga sénégalais nga ñuy sénégalais mais wax ñu li xew. voilà loolu nag boo bëggee loolu danga may fal 2019 waa defal ndànk en attendant dama lay wax ne lii sama responsabilité mooy bu fekkente ne Macky Sall mu ngi def lu dul njariñu Sénégal ma am lu ma ci xam dama koy junju waa Sénégal ne leen attention d'ailleurs lu ma leen musa wax bu ngeen doxee tuuti rek ne ah pourtant Idi waxoon na ko mais bi mu koy wax dégluwuñ ma bu ma ko waxee puisque dama leen wax ni man sama liggéey ci àddina bi yépp laa ko def Asie Amérique France def naa Office of Government Services bu Pricewaterhouse Washington maa ko ubbi Ndakaaru sama liggéey mooy entreprise xeetu entreprise bu mu mën a doon wala xeetu réew bu mu mën a doon bu defee déclaration génne ay état financier am wax ne dëgg gi lii la man maay wax ndax la mu wax dëgg la wala du de wala du dëgg loolu mooy auditeur loolu li mu laaj mooy bala maa wax man dara phrase bu ma bind dana am document dana am lu ko justifier danañu xam ndax la ñu def dëppoo na ak la ñu war a def donc yooyu xeeti xam-xam yépp ngay dajale soog a àddu d'ailleurs bul sori alxuraan indi na ko nee na bu la xibaar dikkalee fatabayanu leerlu ko faram fàcc ko ba mu leer mu wér la ni moo tax lii may wax dafa am nag loo xam ni boo ko xamee yoon moo la tënk moo la tere ne la lii kat xam nga ko doo ko sañoo koo wax bu dul woon loolu ma wax ko puisque mooy njariñu Sénégal waa Sénégal xam. kon yow li nga xam garaaw na ba tey munoo ko wax nii. voilà ko yoon tënk na li nga xam daal yegg na ci niveau de gravité. waaw bu extraordinaire. weesu na foofu. waaw defal ndànk rek. weesu na foofu. mais li ma bëgg daal mooy ki ñu fal. réew mi moo ko war a surveiller teg ko bët. ne ko lii nga ñu wax mu ngi ci constitution bi jëfe ko. yaa ne ñu alal ji ñoo ko moom loo ciy def ça doit être transparent mooy loo xam ni mën nga koo gis maanaam verre bii bu transparent wee la ca ginnaaw mën nga koo gis bu transparent wul ñu tente ko doo ko gis constitution bi nag dafa wax ni ci mbirum ressource naturelle rawatina pétrole ak gaz lu ñu ciy def na transparent na leer c'est-à-dire Macky Sall waroon na wax lu tax mu xëtt sart jox pétrole bi Petro-Tim ak rakam war na wax ba ñu ko jaayee lu tax la cay suñu àq egsiwul war na wax li mu signé Mauritanie gis nga par exemple ci accord de pêche yi bi ma demee Guet Ndar lan laa leen wax puisque accord de pêche yi amoon na
lana tax renouveler wuñ ko woon Mauritanie ñoo ni léegi lu ngeen napp fii ngeen koy wàcc Macky nee na d'accord mais loolu amul sens dégg naa ñu naan way dinañ tabax tëli bu fa jëm dinañ def ay camion frigorifique mais yooyu ay surcoût la jën ba ngay wàcce foofa tabax tëli jëm fa def ay camion jëm fa da ngay amortir investissement boobu ci njëgu jën bi tandis que boo ko bàyyi woon ci gaal gi dawal sa gaal teer sa tefes wàcce ña ca war a liggéey ci loolu mooy intérêt Sénégal or intérêt Sénégal la war a défendre moom mën naa bañ a d'accord ak Aziz ñu waxante loolu mooy diplomatie mu xam ni am na loo ko manal am na lu mu la manal ngeen di waxtaan ba équilibre am mais deful loolu dafa dem rek nërmeelu bi ko Turquie yi ne tëjal Yavuz Salim dafa ñëw rek gëmm rek def ko gis nga terre bii mu signeel tubaab ya ca France nee nañu ma ñun collectivité locale yi nekk fii ak ñiy commandé train ñemewuñoo commandé modèle bi ngeen commandé yéen la ca nekk ci luxe ak la ca nekk ci excès non désuet lan mooy dernier cri. Mais da ngay bëgg lu baax yow. non defal ndànk tubaab yi bëgguñu lu baax. mais ñu dañu waaw mais boo bëggee lu baax da ngay def lu méngoog sa doole puisque yow yaa ngi am saxaar gu jóge fii jëm Mali 600 et quelques kilomètres suñu koom li ñuy jaay lépp 20% yi maanaam ñaar fukk boo jaay 20 yi Mali la jëm nga am tëli boo xam ni boo jógee Tamba jëm Kidira camion yaa ngay daanu rek léegi activité ba fa am mooy nit ñi dañuy wut ay bidon di kar camion essence yi c'est dangereux d'ailleurs man gis naa ko sama bët defaroo saxaar googu nga defar saxaaru 30 kilomètres def ci njëgu 600 et quelques kilomètres koo ko defal bu waxee ni yéen waa Sénégal la ko defal waxul dëgg tubaab yi la ko defal ñoom ñoo am difficulté ca seen entreprise bëgg marché gisoo panneau solaire yi mu leen jëndal panneau solaire mais loolu mën nañ koo defar mën nañu cee góorgóorlu dara donc lii intérêt Sénégal laa leen di waxuma pour critiquer Macky Sall de toutes les façons weesu naa ak moom di ko critiquer weesu na ci moom parce que digal ko mu def mooy am njariñ ma wax beneen aspect ci bilan bi gis nga bu la yàlla cëralee ni nga koy delloo njukkal mooy nga dawal yërmande ci sa diggante ak nit ñi Ablaye Wade bi ñu jëlee pouvoir bi 2000 dama ko ni gars yi ñëw fii naan la nañ song PS yi écraser leen nangam bu leen topp puisque luñ la mën di def yàlla terale na la tey yaa leen yilif dawalal yërmande sa digganteeg Abdou Diouf rafetal ko comme ni ko yonent bi defe woon comme ni ko Mandela defee comme ni ko Sëñ Touba defee koo gis mu accéder à l'universalité jéllale moo ko may moom dafa jëfe loola ndax daf ni maa ngi nii di dem Touba bu ma fa jógee dinaa jaar Kébémer ziyaar samay waajur dinaa jaar ci bàmmeelu yaayu Abdou Diouf ensuite war naa dem Caire mais Abdou finalement laay yebal na Bruno préparer avion bi mu yóbbu ko bu paree ca ndaje ma fu mu neex avion bi wàcce ko fa defal ndànk terewut mu am ñu jàpp te ñi jàppoon ci jamono jooju mu mel ni Mbaye Diouf ak keneen yow yaa fa nekkoon te ñeneen sax yow yaa ko jiite non mooy xeetu désinformation ak tuuma yi ñuy wax rek yoo xam ni tegewul fenn yéen tamit ay journaliste ngeen da ngeen a war di xóotal affaire yi di creuser xóotal kay weesuwul nga jàkkaarloo Youssou Ndour wax na leen ni du luñ la wax rek nga gëm ko waaw mais yaa ngi nii taxaw kay tu nga leen teew ñii na tax moo tax ñu la koy laaj moo tax ma wax la ni loolu la sax coowi Xaadim bu soog leneen ak non voilà mooy xeetu yàq loolu yëpp dara amu ci mooy ni ma leen ko leeralee sànq rek ci complot yi ñu doon def contre man bugguma ci dellu si puisque lu weesu la te vraiment wan naa ko ginnaaw amul dara lu mu ma wàññi au contraire daf maa yokk donc du ma ci dellu si c'est des petitesses
yoo xam ni weesu naa ko daal bëgguma di ci dellu si mais ay ca ñu dem parce que xam naa ne waxtu bi bëriwul sànq wax nga lu jëm ci wàllu transparence ni Macky Sall di doxale waaye yow itam askan wi nga xamante ne yaa ngi laaj seen i baat bëgg ñu fal la njiitu réew mi am na li nga xamante ni itam xëy na bëgg nañ koo xam ci yow saa su ne ñu ngi lay jiiñ ne sa alal fii la nekk ak fële la nekk yow est-ce que jotut yow Idrissa Seck nga fësal sa patrimoine nit ñi xam loo am ak loo amut comme ni ko Khalifa Sall defee c'est ça man damay doxal yoon li yàlla dogal ci man mooy musuma nattoo benn seconde chômage te ba ma tàmbalee liggéey amuma bac ba ma tàmbalee créer entreprise di générer xaalis amuma bac musuma chômer mais déclaration de patrimoine bu ngeen ma falee dinaa leen wax ne patrimoine baa ngi nii lii laa am lii mooy dette yi lii mooy sama situation nette activité lii la généré ci revenu lii la généré ci charge résultat baa ngi nii dividende ngi nii wala nangam ak nangam loolu dafay leer nañ dama koy defal ay banque yu mag di ko defal ay ONG di ko defal ay gouvernement rawatina sama bopp quand même donc loolu bu leen ci am inquiétude li ngeen war a xam mooy ñoom lañu leen wax te mu nekk ay maanaam soow daal ñaari xeet la bu piir bi ak ba ca des ñoom seen wax ji ba ca des la pour ma bañ a tudd baat bi ndax dafay ñagas wante li ma bëggoon a jeexale foofu ci wàllu yërmande bi moo tax dama bëgg a ñaan Macky Sall ne ko at mii la dese def ci 2 actes benn bàyyil Khalifa Sall mu dem puisque vraiment li nga ko jàppe du dara te am na immunité parlementaire respecté wuloo ko 1 an ngi nii gisul jabar gisul doom yaayam feebar na màgget na dawalal yërmande bàyyi ko mu dem parce que li nga koy toppee ne yorinu caisse d'avance bi baaxul caisse d'avance bi man sama gouvernement moo soppi règle yi muy doxee ñaari décret yépp ngi nii benn bi mars 2003 la benn bi août 2003 la benn bi signature Youssou Ndiaye ministre d'État ministre des sports bi doon def sama intérim moo ca ne beneen bi sa signature yow Macky Sall moo ca ne booba 2004 la waroon a door 2004 yaa ma remplacé comme premier ministre 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ñu soog laa dàq 2012 nga ñëw ci réew mi ba 2017 nekk nga président nekk nga premier ministre te tëjoo caisse d'avance bi kon am nga ci responsabilité ak lu ci man di xew juge bi d'ailleurs loolu la war a xool puisque ki nga xam ni moo am responsabilité war a doxal règle yu bees yi nga xam ni yaa ko signé mu ngi nii décret yaa ngi nii mën naa leen koo wan waaw am nga ci responsabilité mais loolu yëpp politique la rek puisque bu àndoon ak yow nangoo topp sa ginnaaw doo ko teg li nga ko teg donc dawalal yërmande nga bàyyi ko mu dem puisque ñëpp xam nañ ne le 30 mars li ñuy décider yaa koy décider. mais 30 mars boobu. ñaareel bi xaar délibéré waaw ñaareel bi man xaaruma délibéré Macky laay waxal xanaa am naa sañ-sañu wax ak moom. léegi ñu bëggoon laa laaj ne ko na ko bàyyi mu dem ñaareel bi na juboo ak Ablaye Wade xam nga man li ma Ablaye Wade tegu ko Macky Sall ci tiis parce que Macky Sall ci complot bi moo doon comploteur en chef moo ko gëmloo ni Idi day coup d'état rampant coup d'état debout Mahmoud Saleh jaar fële moo ko gëmloo ni Idi dala enregistré waxi neen moo ko gëmloo ni Idi am na alal joo xam ni kenn xamul nu mu toll denc na ko ci àddina bi mën naa coup d'état mën naa sax jënd ay mercenaires etc yooyu yëpp tiital ko ba mu dal sama kaw gis nga bi ma demee dik commissaire bi enquête ba pare ne vraiment fii daal chantier de Thiès yi ñuy wax gisuma fi lu ñu toppee waa ji
ne ma toogal ci bureau bi ma xaar procureur pour nga ñibbi ba loola demee ñoom dañoo daal di créer benn bulletin de renseignement Macky Sall mii ak ñamu yilif ne kër Idrissa Seck fekk nañ fa xaalis bu ni gàññ fekk nañ fa ay machines yu garaaw a garaaw fekk nañ fa ngànnaay loola moo indi deuxième inculpation atteinte à la sûreté de l'État gis nga ba ñu ñëwee def perquisition gisuñu dara ñu wër fépp gisuñu dara bañ demee di rendre compte Ablaye Wade dañu leen may yéen mais xanaa bu ngeen di inventé sax ngeen def ci lu vraisemblable ndax yi ngeen ko jiiñ yéen am ngeen ko mënoon ngeen ko fa déposer sax photo ko walla filmer ko walla fekk fa ay nit mais lu leen gëlëmloo ba defuñu ko yàlla mooy aar doomu aadama bu la teralee def la chef d'état bu duggoon fi mu nekk nii ci salle bi maay njëkk a jóg bala maa toogaat mu toog yéen ñëpp da ngeen di jóg bu waroon a jaar ci tëli bii surtout Alaaji Maalik ak surtout Sëriñ Tuubaa ak surtout Njaasaan Limaamu ñëpp ay taxaw ba mu jàll mais teraanga jooju doy na pourquoi ngay jël doole jooju nag di ko xeexe ay nit di fayonte di revanche di rancune tey dinaa ko def nii dinaa ko wan ni du ma moroomam je vais l'écraser je vais le réduire à sa plus simple expression non na dawal yërmande na bàyyi Xalifa mu dem na bàyyi Karim mu ñibbisi au moins bu defee loolu danañ fàtte ñaawteef yi puisque yàlla moo ko wax innal xasanaat yuzhibna sayyi'at jëf ju baax li tax mu baax mën na doon combustible buy lakk jëf yu bon donc loolu laa koy ñaan. ci tënk mbirum Khalifa Sall ak Karim Wade boobee ndax mën nañ jot ne yow bu fekkee ne fal nañ la njiitu réew très rapidement. buñ ma falee le lendemain. nga xalaat Khalifa ñibbi këram bu dee dañ ko condamné ab loi d'amnistie. non xam nga jarul loi d'amnistie Karim Wade CREI gi ko téye CREI moo baaxul man damaa bokk international libéral Macky Sall mii bokk ca Alassane Ouattara bokk ca man vice président laa ca Alassane Ouattara vice président la Macky nekkagu ko wante ca la bokk ca international libéral dañoo tënk ab bataaxal daal di ne 10 mbir a ngi nii yoo xam ni juridiction bu ko àq ak yelleef la bu ko garantirul ki muy juger la nga juger baaxul loola man dama caa wax ba ñu yóbbu ko Nations Unies commission droits de l'homme Nations Unies ŋàññ na jugement Karim Wade bi waa international libéral biñ tasee bu mujj fii la ñuy ñëw Sénégal d'ailleurs en novembre pour def suñu congrès libéraux àddina bi yëpp ay ñëw fi mu ne nii bëgg naa balaa ñuy ñëw fii Macky dëppoo ak suñuy résolution puisque mënoon na jàpp Karim Wade yóbbu ko haute cour de justice fa ñu ma yóbbu woon wala mu yóbbu ko tribunal normal bu defee lu mu gis teg ci bëtam mu jàpp ko du ma ci wax mais CREI gi mu jëfandikoo pour jàpp ko sàmmontewul ak àq ak yelleef xam ngeen ne man wax dëgg yàlla bu ma toogee fii di tiinul Karim Wade ñoom liñ ma def man quand même mais intérêt Sénégal moo ma ñor. justement yaa ngi tiinul Karim Wade ni nga ko waxee yaa ngi digal Macky mu sangu ci jubóog Ablaye Wade. c'est ça fu seen état yéen rapport toll ndax jubóo nga ak ñoom ndax pare nga it Karim Wade ñu nangul ko mu nekk candidat wala bañ nekk candidat nga ànd ak moom ci élection 2019 yi ñu dëgmal. alors jubóo nañu ci wàllu famille xam nga yaa ngi wax léegi naan sama tableau yi Viviane Wade moo ko fi def 1992 bi may jënd kër gi boobu ñu ngi ci opposition te jëlewoo ko fi ba léegi. voilà te jëlewuma ko fi ba léegi sculpture yële Serigne Mbaye Camara Viviane Wade fii la daan yendu di ma meubleel sama kër di jóge këram di yendu fii donc en tant que famille juboo nañu c'est-à-dire li ma wax Karim wax ko Wade mooy sama xol bii lu yéwén rek la leen ëmbal du point de vue politique nag man damaa xam Ablaye Wade ni ma ko xamee defe naa ni ñu bari xamewuñ ko noonu Ablaye Wade lu mu bëggal boppam manal ko boppam du ko sant keneen même bu amee 200 ans yàlla na ko am te mu ànd ak wér du ko sant keneen
li ma leen wax nag mooy ñu ànd ak bañ a ànd mu jàppale ma ak bañ maa jàppale bu ma yàlla joxee man lii ko Macky Sall toroxale danaa ko saafara danaa ko yëkkati ba mu doon Mandela dama ko yéene woon. alors Idrissa Seck déglu nañu la pendant pratiquement 30 minutes mais yow li ngay wax ni vraiment sa affaire dara leerul quoi hein. kii de ab APR. boo ko seetee ba foofu. xaw ma APR la xaw ma réew mi la mais laaj na la léegi accord secret yi nga ci xam nga wax ko nga ne tant que falaguñu la président doo ci wax. ñu ne la déclaration de patrimoine nga ne tant que falaguñu la kii yow mais sa affaire leerul. lu tax ñu war la fal président est-ce que Idrissa Seck bu ñu xamoon. est-ce que Idrissa Seck boobu changé na. ah waaw changé na bu wér a wér d'abord loolu ñu wax ñoom ñoo ko wax baal naa leen d'ailleurs mais je pense que munoo alquran nekk ci sa dënn ngay rëy wala ngay xeebaate munul nekk changement bi ci ubbeeku dañ doon wax Idrissa boo demee absolument tout à fait rek nga fay jëlee loolu li ko indi woon mooy boo dee xeex ak lu toll ne état mu jël police am armée am gendarmerie jël commission rogatoire yónnee police u France gendarmerie France États-Unis ñu lay gëstu fu ne xam nga pour nga wóolu nit te ma xam seeni pexe mën na Macky yónni la wala Ablaye Wade yónni la donc du ma wax loo xam ne lii mën nañu ma ko yóbbul loolu rek la woon mais ñi ma xam dëgg di ma fréquenté xam nañu ne ku fonk doomu aadama la wala xad karam naa bani aadama. bu duggee fi vraiment gis naa ni sa kër gi vraiment wér na trop. c'est ça campagne 2012. daan nañ fi ñëw. c'est ça il y avait beaucoup de gens léegi ñëpp dem nañu. c'est ça départ yooyu tamit noo ko gis. non départ yi daal sant ci yàlla rek ñoom daal li ma séq ak ñoom mooy diir bi ñu àndeek man lu ñu def ci combat bi sant naa leen ci dem bi ñu dem sant naa leen ci foofu laa ci yem du ma commenter li ma amal importance mooy dangaa laaj bu am solo da nga ne lan moo tax ñu war a fal Idrissa président de la République li ma bëgg yéene ko Sénégalais yépp ni ma ko yéenee sama bopp yéene ko sama njaboot mooy d'abord tënk yi ñu tënk mu tinkiku njariñ yi ñu wasaare ko ba ku ne jot ci lor yi ñu dàq ko mu dëdduñu fu njariñ nekk ci àddina bi ñu dem ñoddi ji ko mu ñëw pour que jeunesse bi am liggéey puisque économie moom loo yëngu-yëngu te amoo liggéey pour sa jeunesse amoo résultat or dégg ngeen bërki démb Moubarak Lo mu wax ni bombe sociale la ci Sénégal ne chômage bi jéggi na dayo lu ma tiital la puisque 55% population bi ay jeunes lañu Macky Sall ci boppam nee na ndóol gi mooy extrême pauvreté ndóol gi dafa gën a xóot gën a yaatu ba bourse familiale yi danaa ko yóbbu 50,000 ménages xam nga loolu doy na sëkk firnde ci économie bu échec électricité bi ñaari sénégalais yoo jël benn bi amu ci taux de couverture ensuite boo jëlee li ñu séq ak tubaab yi xam nga suñu diggante ak tubaab yi moom ku ne xam na ni mu tëddee ba jamono sosoo ak léegi li ñu séq ak ñun mooy noot jël suñu alal indépendance nag am na léegi li ma bëgg mooy ñu defar république bu bees république sénégalaise boo xam ni suñuy aada ak suñuy valeur ak suñu ngëm-ngëm ak li suñu mag ñu baax ñi ñoom Serigne Touba Seydil Hadj Malick Baye Niass ñoom ñëpp ñu baax ñooñu ñoom Cheikh Anta Diop li ñu waxal te mu yaatu ñu jublu nag ñun ñi ko war a jëfe ñu bàyyi nelaw yi te jëfe ko nag xat fakka kabla fonkaat suñu bopp xat ba sa fat la fa duru walla wana foo jaay li ci jiitu d'ailleurs mooy damay changer hymne national bi puisque pincez tous vos koras moom du sénégalais
léegi nag dinaa lancer benn concours am na ay artistes yu bari yu may déglu d'ailleurs ki moom seen rajo bii di Youssou Ndour am na lu am solo lu mu ci jot a def te dama am benn xaritu tubaab Jacques Attali la tudd boroom xam-xam la dañuy waxtaan lu bari mu bind benn téere bu tudd bruit mu ne dee leen déglu musique ndax en général dana génne lu ñëwagul lu nekk ci yoon wi du ñëw fan yële may déglu Exodus bu Youssou Ndour mu ciy wax yu ama am solo di wax ni xanaa ñun Afrique dañoo fàtte suñu bopp est-ce que xamuñu ne ñépp fii la ñu doon roote ku feesal sànni ñu ginnaaw ñun nag ñoo war a am fullay saafara loolu ñi war a wax nañ ko ñoom Cheikh Anta wax nañu Bob Marley wax na leeralu ko noonu man maa ko leeral noonu mais ñi war a def ñoo ngi toog di xoole nañ ko déglu tuuti. xam nga lii mu wax loolu ça nous touche tous puisque gis naa leen yéen ñëpp ça vous a touché puisque yéen la waxal ça vous sort du ventre des tripes am na yeneen Nigérian yu may waxtaanal yoo xam ni c'est de grands artistes ay ñoom Davido kii ñooñu pour ñu defar hymne boo xam ni ñun ñoo ko moom puisque bu ñu fàtte ni nit mu ngi njëkk a wàcc Afrique lac Victoria fa la Nil soqi ko man dem naa ba laal ñaari ndox yi bi jóge ci suuf si ak bii ruisselé jóge ci dex gi lac Victoria di jëm Soudan ba egg Égypte ba daanu ci Méditerranée bi Afrique la ñëpp soqi ko fi la ñëpp di roote à l'époque da nga daan dox ak sa tànk jéggi pas de Calais jéggi détroit de Bering ñun africains yi ñoo peuplé Europe ñoo peuplé Asie ñoo peuplé Amérique bi géej gi changement climatique taxee géej gi yéeg ñu fàtte waa Amérique indien yi après la leen européens yi découvrir d'ailleurs massacrer leen espagnol yeeg portugais yi dem piller seen or ak seen alal ñëw Afrique jàpp ñu jaam yóbbu ñu leen di bayal puisque nee nañu indien yi feebar da leen a gaawoon a daaneel ñun ñoo gën a dëgër ñu jàpp ñu yóbbu ñu bayal leen coton et cetera ñu jël dugal seeni bateau yóbbu seeni dëkk alal jooju ci la ñu def seen réserve banque centrale yu mag yi Fort Knox ak or baag yëpp banque Angleterre am na lu leen yàlla wërsëgale woon ñoom mais li ñu jël ci ñun dool nañ ko ci loolu alal la ñu defar seen infrastructure yu baax yi ci la ñu defar seen armée yu mag yi ci la ñu defar seen laboratoire yi ak seen université yu mag yi mais yàlla dimbali nañu ba ñu dem jàng loolu yëpp xam ko moo tax mu ne léegi nag fulla moo ci des c'est-à-dire bu Macron ñëwee dafa war a fekk benn président boo xam ni da koy wax ne ko sawaay fii la ñu jaar maag yow léegi nag moom naa sama bopp du sama intérêt ma xuloog yow puisque am nga doole boo ma remboursé li nga ma jëlal moo ma gënal mais aw ma doole ju ma la foqatee. ndax fu la jooju mën na tax ba
boo faloo njiitu réew nga jële fi yenn entreprise française yi ndax nee nañ ñoom ñoo yor économie réew mi ak itam jógee mbirum CFA bi. alors ma tontu la ci ñaar yooyu erreur la nga fiy jële entreprise française yi am nañu njariñ am na lu ñu man am na lu ñu mën a defal wax ji mooy li ciy juddoo nan lañ koy séddoo par exemple ma jox leen kaawu Sonatel mooy entreprise bi gën a mag ci CEDEAO hors Nigéria moo gën a mag ci UEMOA peut-être que ci fan yii avec le cours de l'or entreprise biy def or au Ghana Ashanti Gold raw ñu tuuti mais Sonatel moo gën a mag lan moo tax Sonatel gën a mag ak ku ko def Cheikh Tidiane Mbaye moo ko def mais Orange bokk gi ñu bokk ak ñoom puisque Orange boo jëlee capital bi 42% la ñu am État du Sénégal am 28 xaw ma 29 xamatuma fu mu toll personnel bi am 8 ou 10% yeneen sénégalais yi dem ci bourse bi am ci donc suñu njariñ la Sonatel di yokk bénéfice mais bu Sonatel defee 1000 milliards de chiffre d'affaires la na ko indi c'est parce que dem nañu Mali jënd fa licence dem nañu Guinée Bissau mais yooyu yëpp en général ay sénégalais ñoo ciy liggéey lu ci ëpp du ay tubaab. Maintenant li ñu war a wax ak ñoom mooy gis nga business boo defee sa compte d'exploitation dafa am lu ñuy tuddee EBITDA earning before interest tax depreciation and amortization c'est-à-dire mooy tubaab yi ñoo ngi koy wax excédent brut d'exploitation c'est-à-dire nga xam ni fayagoo frais financiers fayagoo impôt fayagoo ay provisions defagoo sa amortissement loolu Sonatel tey 2017 am na ci 453 milliards dañ koy séddoo après man bu doon maay président damay fexe Sonatel am ci 1000 milliards sax wante dama ne léegi nag nañ toog waxtaan lii sama dëkk ngeen ko amee sama dëkk rendement bi ngeen fii amee 45% la du chiffre d'affaires seen dëkk yéen 32% la donc fii ngeen gën a duunlee boo leen waxee ni du ngeen fi amee lu ëpp 32% dañuy toog seen dëkk lu ñuy wut sa dëkk duñ la investiral mën nga leen ni sama dëkk sori na ñëw leen yokkal naa leen ci 32% yi ngeen di am seen dëkk 5% muy prime de risque donte Sénégal amul risque ndax guerre amu fii yàlla ak ñuy suturaal am nañ jàmm dañ koy nangu liñ dul nangu rek mooy nga ne leen du ngeen am rendement boo xam ni mën ngeen koo am seen dëkk léegi buñ nangoo loolu nga def li Côte d'Ivoire def Côte d'Ivoire dane leen léegi bu ngeen amee 100 milliards 50 milliards yi mën ngeen koo yóbbu seen dëkk wante 50 yi da ngeen koy bàyyi fii donte seen alal lay continuer di nekk fii ngeen koy yéen a xam lu ngeen ciy def bu leen neexee ngeen jënde ko bon du trésor man état bi ma am ci xaalis faj ci soxla bu leen neexee ngeen defar poulailler bu leen neexee ngeen defar mais daal wasaare leen ko ci économie réew mi dañ koy nangu du ñu bañ puisque tubaab yi du ñu ay dof mais boo dee ngaaka dañ lay nax xam nga defal ndànk rek. président xam nga sooy wax loolu tamit lu mel ni Sonatel wala leneen judduwul tey. yow jiite nga fi gouvernement fii Sénégal. mais pourquoi à l'époque. ni ñuy wax ci yooyu. yow négociation yi. bu doon am defee woo ko noonu. à l'époque noonu lañ ko defee. laajal gars yi. kon ku ko changé. non xam nga mooy li may wax. am na yoo xam ni da ngeen di def commission parlementaire woo ma. ma wax mu defal ndànk rek waa defal ndànk ma leeral la xam nga ñun bi ñu ñëwee waxtaan ak ñoom dañoo waxtaan jonjoo déjà man avant loolu rien que en tant que privé Idrissa Seck tout seul yéen a ngi fiy fàttaliku nom de domaine yi ma leen jaayoon et cetera mais jaayuma leen ko te pourtant yéen presse bi yéen a ngi naan jox nañ ma 500 millions lu tax joxuñu ma 500 millions puisque internet man bokk naa ci ñi ko indi Sénégal ba ma ko njëkkee wax conseil des ministres gouvernement élargi
Abdou Diouf daf ne loolooy lan xamuñu woon lu xew ci àddina bi bi ma ko indee ñu waxtaan ci internet mooy benn planète bu bees la mais amul c'est virtuel mu ngi mel ni nga découvrir benn planète dem fa gaaw jënd ay titres fonciers di xaar ñi koy soxla ji ñu ñëw man noonu laa def bu fekkonte ne nekkuma ministre d'État dinaa ci am ay millions yu dul jeex ay centaines de millions mais bi ma nekkee ministre d'État laa ne intérêt Sénégal moo jiitu sama bos comme gouvernement Sénégal am na action ci Sonatel sañatuma leen a jaay dama leen di may loolu laa def Cheikh Tidiane Mbaye ngi nii di ma déglu tubaab yaa ngi may déglu jëluma benn dërëm lenn rek la ñu ma ci defal mooy étudiants yi nga xam ni étudiant Thiès waay wutaloon naa leen immeuble ak ay femmes defe naa ni joxoon nañ leen benn chèque gu 10 millions wala 15 millions CFA mais ñoom lañ ko jox directement ñu séddoo ko Idrissa Seck jotu ci benn dërëm parce que damaa nekkoon ministre d'État directeur de cabinet bu ma ci jëloon dërëm damay nekk initié wala conflit d'intérêt mën nañoo wax ni li ma doon ministre d'État moo tax ma forcé leen ñu jënd sama yëf ma fay leen mais dama leen ko mujj may am na ñeneen nag ñoo xam ni fay nañ ma xam ni tabarkàlla mais ñoom waa Sonatel dama leen ko may mais ci wàllu waxtaan suñuy action fii la toll fii la war a yéeg bénéfice bi nii lañ ko war a doxalee dañ ci doon waxtaan tubaab yi di am yu ñuy nangu léeg-léeg ñu bañ noonu la mais boo leen nangulee lépp ñu teg la lépp puisque benn mbokku taalibe keroog Touba daf ne ma Serigne Touba moom am na ñaari jikko loo rëy xel mënoo koo nax wante loo dofe du la nax loolu nag fekku ci tubaab yi boo dofee tuuti rek ñu nax la ba nuppi bàkkoo ko sax ne waaye yow ngaaka bee day 10 la ma waroon a fay mais jël naa fa 100. monsieur le premier ministre ñuy jéggalu rek ndax dañoo xaabaabal di jéggalu ci programme bi. absolument ndax am na ñaar ba ñetti question yoo xam ni it mënu jàkkaarloog yow. te dikkuñu ci gannaaw processus électoral bi. ak parrainage bi. ñu bëggoon la ci dégg rek. très rapidement balaa ñuy tëjee. parrainage bi kay lu gàtt laa ciy wax. pexe la bu Macky Sall lal pour éliminer ay candidats wolof nag daf ni ku ndóbin rey sa maam. boo gisee lu ñuul daw 2012 Youssou Ndour defaroon candidat indépendant defaroon na 12 936 signatures déposé ko conseil constitutionnel waa conseil constitutionnel tëju ne ko sa 12 936 yi 8 911 rek a ci baax kana mën a xam lu fa xew kana mën a xam lu baax ak lu bon mais ñoom bu ñu décider amatoo ci recours Kéba Kendou 12100 signatures la déposé ñu ne ko 8000 la ci baax donc ëllëg qu'est-ce qui me dit que même bu ma déposé 100 000 signatures du ñu dem ne deux moo ci baax doo ko fekkee sa avocat du ko fekkee te bu ñu ko xisee dogal doo ci mën a àddu waaw lii jub na yow def nga ay pexe jël sa justice jël Khalifa Sall tëj jël Karim Wade génn réew mi loolu it di beneen mbir bu doy waar puisque yow jox nga nit ki grâce ba noppi jébbal ko puissance étrangère ne ko bu fi tegati sa tànk grâce kay ku ko am da ngay doxi sa soxla taxawaalu même bu condamnation bi dañul yaa moom sa bopp fu la neex tambaambalu loolu doyu ko mu indi parrainage bii nag comme luubal gii mën na cee am te li ñu seetlu mooy lu mu sant conseil constitutionnel ñu defal ko loolu daal la ñu nemmeekoogum gisaguma conseil constitutionnel Macky Sall bëgg dara ñu ne ko du yoon kon nag suñu xel dafay teey pour le principe. processus électoral bi très rapidement processus ndax tamit du njuumte ci yéen tout le temps ñuy nekk di coow. ndax dañ naan coow sàcc élection mënatul am. non daanaka Sénégal non premier ministre xam na bu baax a baax sàcc élection
ci centre urbain yi maanaam dem ca bureau de vote ba sàcc loolu moom xel xalaatatu ko puisque jeunes yi takku nañu portable yaa ngi fi loo def ñu filmer la génne ko mënatoo loolu moo tax ñuy sàcc ca seeni bureau voilà déjà li njëkk a ñaaw mooy ñun suñuy données nationale sa carte d'identité sama bos say page Facebook ak yooyu nekkul ci suñu loxo dégg ngeen scandalu Facebook bi ak affaire yooyu nekkul ci suñu loxo malaisiens yi yor nañu suñuy fichier bu leen neexoon inventé ay sénégalais yu bees duñ ko yëg sax ñun informatiquement rek nekkul ci suñu loxo données yi loolu dinaa ci dellu si ñaareel bi bu ñu la defalee fichier bi lay photo dañ ko séparer ak fichier bi données yi nekk c'est-à-dire sa tur yooyu et cetera mais code bi benn la normalement bu ma dugalee sa code sa photo day xàmmee code bi yónnee photo bi mu tafu mais da ngay gis ma dugal sa code ñu indi photo bu jigéen mu nekk erreur matérielle c'est-à-dire yow la mais photo jigéen lañ la defal ça veut dire que fichier yi déggoowuñu puisque ñoom amuñu clé yi ñaareel bi fichier boobu ak fichier bi ñuy imprimer yow yor nga sa carte électeur ñu bindal la ci école Liberté 5 bureau 8 nga ñëw ba egsi waa ji tiim kayit gi xool na newoo fi waaw yow loo ci doon yow ñoom ñoo la jox ne la fii ngay voté mu ngi nii kon kay la ñuy imprimer jógewul ca fichier ba sa carte d'identité nekk or à partir du moment où on a jumelé la carte d'identité ak carte électeur bi au moins fichier carte d'identité nationale leer na da ngay wax rek carte bu ci am 18 ans te condamné wuñ ko loola laay imprimer mu nekk fichier électoral loola laay imprimer yóbbu ko ci bureau de vote yi ñaareel bi dafa am ordre c'est-à-dire fa nga bindoo yow sa commission fala la sa carte war a fekk loola la ñu defoon dañoo dem ba quelques mois des élections ministre bi moo ne loolu deñ na looloo indi jaxasoo googu nga gis yow nga war a voter Dakar ñu yóbbu la Podor nga war a voter Fatick ñu yóbbu la sa carte Matam jaxas boobu ñoom mën nañ ko puisque ñoom ñoo yor tri bi ñoo yor daaf. suñ ko jaxasee nan la ñuy xamee ku la war a wooteel ak ku la war a wooteel. voilà d'accord maintenant loolu nag dafa am ay instruments de manipulation dafa am ay sondage mën nga wax ni sondage bi Touba ñoom ñoo ma fay gagné am nañu 80 man 20 laa fa am Thiès am nañu 60-40 laa am léegi foofu nga xam ni wóor na ma ni damay perte lan laa fa man mooy perte bi néew nan laa koy defee mooy bureau bi 8 heures la war a ubbi naa fexe mu ubbi 13 heures carte yi war naa egg naa fexe oto ba paan xeeti càcc yu sew yooyu dañuy def moo tax ñu ne ministre de l'intérieur bi wóolu wuñu ko te moom wóoluwuma ko ci ministre de l'intérieur mais wóoluwuma ko ci pétrole bi ndax njaaxum nga ca Macky Sall def ci moom la jóge ma ne waaw waa defal ndànk rek waa defal ndànk rek waaye defal ndànk rek ma wax ko ko pare nga pour dem wuy ji bien sûr non du pare sañu maa bañ a dem wuy ji bu ma demee wuy ji dama koy wax li ma xam leer na waaw kay jeex na daaneel xëy na te dernière question bi ñuy aborder diplomatie juróom benn at yi lan mooy bilan bi voilà gannaaw gis nañ ni ñu def ak suñu voisin bi ñu amoon Yaya Jammeh mujj fi jógee c'est ça yow nooy jàngatee bilan bi diplomatie priorité bi ci jiitu mooy rafetal suñu digganteeg suñuy dëkkandoo ñi ñu wër Guinée Bissau Gambie mi nga xam ni dafa nekk ci suñu biir Mali
Mauritanie, Cap-Vert ñii ñoom ñi gën a xarañ ci suñu diplomatie ak ñi gën a xarañ ci suñuy soldats foofu la ñu war a nekk puisque lu leen socc rek egsi ci ñun bu Ebola amee Guinée gis ngeen population bi day egsi bu tubaab yi teewul woon jihadistes yi ñu egsi Bamako dañuy reer si Kidira bu ñu duggee Kidira egg Tamba ñu wàcc Kaolack yegg si Thiès jubal Ndakaaru donc loolu la ñu war a surveiller gis nga bu ma dee tooñ Macky naan vision jam ñaajo la yam damaa bëggoon vision dem ba Kidira ville bu bees bi mu def ko Kidira def fa port sec nga xam ni maliens yi comme 20% suñu marchandise fii lay jaar ci suñu port ñu defal leen fa port seen camions yi dañuy ñëw Kidira jël bagages yi dem loolu investissement bu am sens la nga dem Diaoubé def fa ville Saint-Louis nga développé ko Guet Ndar nga développé ko puisque yaa ngeeg jàkkaarloog Mauritaniens yi li ngay séq ak ñoom mu leer nga def fa institution yu am doole Kaolack nga def noonu Bignona Ziguinchor puisque yaa ngi séq Gambie ëmb Gambie loolooy vision mais dem jam ñaajo def fa ay milliards suuf sa sax baaxul ah waaye mais vraiment. nga baal ma rek. yaa ngi critiqué loolu may ma benn. yaa ngi critiqué investissement gouvernement bi. di critiqué jam ñaajo est-ce que yow. non xaaral CFA bi mu wax. waaw CFA bi dañ cee war a teey d'abord mbirum monnaie bëggul coow. puisque opérateur économique yi dañuy anticiper dañ naan oh dévaluation war naa mën a am ñu daw loolu ñi ciy wax dañoo war a xam li ñuy wax lan la système mu CFA bi bonul de donte communauté française la woon ñu def ko communauté financière africaine mais bonul ça nous garantit vis-à-vis du Nigeria vis-à-vis de Ghana et cetera boo jëlee rapport banque centrale bi di nga xam ne avantage bu rëy la ñu am ñun ñi am CFA. ñuy daanelee. defal naa nga rek ma eggale juste ci CFA bi puisque c'est très important bugguma ñu polémiquer ci. par contre li ma rafetluwul mooy conseil d'administration wu banque centrale tubaab yi di fa toog di ko fekke ca indépendance mënoon nañ ne amuñu ay cadre dañuy gunge et cetera mais ñun ñeme nañoo dem banque de France di toog ci conseil ba di xam li ñuy seeni mbóot duñu ko def donc dama naan leen léegi suñu conseil la yéen coopération la ñu am ak yéen ñoo ngi leen di jox 20% de nos réserves yéen a ngi ñuy rémunérer li ngeen ñuy rémunérer d'accord nañ ci amul problème wante mën ngeen a ñibbi léegi 60 ans kay gunge ngeen ñu doy na ñaareel bi parité fixe bi baaxul puisque boo amee parité flexible ci ngay mën a am politique monétaire mais boo amul instrument puisque loo koy doyee mooy gérer sa inflation gérer say balance commerciale ak sa balance de paiement actuellement par exemple li ñu am ci xaalis denc ko foofu 4 mois et demi d'importation ci lay toll loolu la ñu yaakaar wàccoon na temps yële ba 4,2 mois donc yooyu ñoo mat a lijjanti wante suñu ànd ak tubaab yi daal àndu jàmm la war a doon ak fulla waxuma ñu tojante bopp waxuma ñu xeex ñun am nañu intérêt ci li ñu mën a indil wante coopération gagnant-gagnant coopération intelligente bu am fulla laa ci bëgg. monsieur le premier ministre ñuy daaneele rek ni nga ko waxee léegi comme ci diplomatie la doon wax. nga ni lu leen wokk xuri ñu xaw ma. am na daal noo ko voisin yi France it noonu lañ mel ak ñoom te mu am xew-xew boo xam ni dañoo dab. laaj boobu rek la ñuy tëjee ak Nicolas Sarkozy. coow li ko topp ci Libye. d'abord boo demee Mali boo demee Niger boo dem alal ji daf ko fa daan sotti muy équilibré ba nuppi Libye dëkku arab yu bari d'ailleurs xam nga yonent bi rek
sallallahu alayhi wa sallam moo boole arab yi ñu doon benn mais ñoom ku nekk ak sa tribu nga am sa tànt fële xeex ak guerre rek ku ëpp doole nangam na Libi noonu la meloon Kadhafi moo ñëw unifier ko téye ko léegi nag tas na ñii jaar nañu fii ñii jaar fii lu neex waaye mu def loolu je pense que du intérêt Sénégal du intérêt Afrique. Idrissa Seck jërëjëf mbokk yi àndoon ak ñu nit jërë ngeen jëf laaj ak tontu gi dox sunu digganteeg ancien premier ministre président parti Rewmi président conseil départemental bu Thiès it ñu amoon mbégte àggee leen ko Pape Abdoulaye Der coordonnateur des rédactions TFM àndoon ceeg Georges Déthié Diop ànd ceeg Pape Sambare Ndour ànd ceeg Arouna Fall jërë ngeen jëf. jërëjëf merci beaucoup.